bégte la ñuy am gannaaw ba ñu nuyee ku nekk sa tur ak sa sant yéen mbokku téléspectateurs yi rawatina internet yu ñuy seetaan ci Sénégal ak fépp ci àdduna bi ñoomaan ba neex ñëwaat ànd ak yéen ci seen émission bii di en ligne rawatina ci numéro bu yees bi nga xam ne dañ ci delalaat ki nga xam ne daanaka mën naa ne kenn du ko présenté fii ci Sénégal rawatina si landerneau politique bi mu di Serigne Mbaye Thiam di ministre de l'éducation nationale nekk nag kàngam ci parti socialiste bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal ci seen émission en ligne. maa ngi lay di nuyu waa Dakar Actu yëpp di nuyu képp koo xam ne kii fii ci Sénégal ak ci àddina bi yaa ngi seetaan Dakar Actu di wax ne rek am nañu mbégte toog ci émission bi ngeen ñu prier pour li ngeen ñuy laaj ñu wax ci suñuy xalaat mu nekk pour jariñu Sénégalais yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp dañuy seetaan. Exactement yow ñu lay gërëm ci disponibilité bi nga ñu accordé la entretien bi ci numéro bu yees bi nga xam ne moom moo di en ligne. Alors ñu démarrer ci actualité actuellement ñu ngi ci période examen def nañu CFE tey jii nii ci moment bi ñuy enregistré numéro bii nii ñi nga xam ne ñooy élèves terminale yi ñu ngi def épreuve anticipée philo yi waaye benn actualité bi nga xam ne awoon na ci li nga xam ne moom moo di CFE yi gisoon nañ benn quotidien de la place bindoon ne dafa am benn xale bu ñu jàppoon mu yore ay corrigé bac gis nañ tamit benn genre démenti bu ministère de l'éducation def lan lañ mën a jàpp ci mbir moomu noonu. waaw bon liñ ci mën a jàpp d'abord mooy que ne ñi nga xam ne ñoo génne bataaxal ci ministère bi wax ne loolu ñu wax amul mooy inspecteur bi nga xam ne moo yore Grand Dakar nga xam ne li xew ci circonscription la nekk. bi nga xamee ne journal bi tamit ñëw na taxawaat daal ne loolu am na ki génne bataaxal pour wax ne loolu yëpp amul mooy ki yore centre d'examen bi maanaam jàngalekat bi nga xam ne moo doon saytu examen bi ci école Derklé 2A loolu li muy tekki mooy que ne même su fekkoon ne am na lu fa am lu néew la ci Sénégal parce que su fekkoon ne loo xam ne lii dafa law ci Sénégal yëpp wala dafa law ci ay département wala région kon ministère bi mooy wax loolu mooy tekki ne même su fekkoon ne am na lu néew na te ñoom li nga xam ne saytu yëpp moom la ñu wax loolu amul benn parce que loolu su amee ñu ne am na benn surveillant bu nekk ci centre bi bu ko gis ba xale biy jooy ba xale bi yóbbu nañ ko police mais xale bu ñu jël yóbbu police loolu kay du nekk secret. Absolument. dana siiw ay waajuram xëj na danañu contacter ministère danañu contacter dara pour wax ne xale bu ndaw la nañ ko bàyyi xale boo xam ne bii jàpp nañ ko xanaa surveillante bi lu mu gis ci centre d'examen daf koy bind ci rapport jox ko chef de centre bi nee na moom bés boobu ba 6 heures ci ngoon mi ngi ci centre bi moo fa mujjee kenn la fa bàyyi mooy ki yore affaire sécurité muy xool amul kenn ku ko wax xale yi ñu wax ne jàpp nañ ko ba yóbbu ko police xale yi ca suba ga bi ñuy def examen amul benn xale bu ci manqué kon boog man li nga xam ne sama service yi nekkoon ci centre d'examen bi muy ay jàngalekat yu bari yu fa doon surveiller chef de centre bi ak inspecteur bi loolu laay jàpp ne moo am xëy na nag jumte am na ci ni ñu informé journaliste bi mais daal alhamdulilah li ñu wax ci certificat bi mooy Sénégal yëpp def nañ ko fi dégguñu fi benn loo xam ne li lu ñaaw la dañuy ñaan yàlla jël suñuy matukaay tamit pour loolu examen yi nga xam ne ministère éducation nationale moo ko yore benn bi ci des mooy BFM parce que baccalauréat ci office du baccalauréat la dépendre donc dañuy ñaan yàlla jël suñu matuwaay tamit pour que mu awee noonu mu am benn loo xam ne lii dana xajam ci examen bi. tout à fait gis nañ tamit gannaaw dénouement bi nga xam ne am na ci crise bi fi amoon def ngeen réaménagement ci calendrier scolaire bi ba ñu ngi waaj a tàmbali li nga xam ne moom moo di examen yi alors seen xel dal na que ni élèves yi tamit dinañ dem ci classe yi examen yi aborder ko convenablement ak temps bi ñu leen may. waaw parce que ci certificat bi limu élèves yi nga xam ne dem nañu defi examen lim bu takku la. ñi nga xam ne ñoo absenté maanaam bésu examen bi ñëwuñu loolu bariwul lu néew la suñ ko xaymaa ak yeneen at yi donc brevet bi tamit am nañu yaakaar yi xale yi danañu dem ci baccalauréat tey jii la ñuy def philosophie ñoom commencé nañu li ñu mën a wax rek ci loolu mooy que ne parce que dañuy wax naan li ñu jox xale yi doyul li ñu yokk ci at bi mais xam nga sooy jiitee da ngay jël ay décisions en fonction situation bi teew xale yi am ay ayu bésu grève yooyu wala ay weeru grève yooyu gën a lu ñu ñun ñëpp
gënalul gouvernement bi gënalul waajur yi gënalul jàngalekat yi waaye situation boobu su amee da ngay xayma li nga war a def nga xayma li yées ak li nga xam ne au moins mën nga koo def pour que jàngum xale yi continuer loolu moo waral ñi nga xam ne toog nañ ci toog waxtaan ñu defee ko noonu te gis nañ ne bi grève bi reprendre beneen coow déggatuñ ko ci éducation mooy loolu mooy jàngalekat yi ak élèves yi ñoom ñëpp jël nañu seen concentration yëpp def ko ci préparation examen yi ak terminer année scolaire bi léegi année scolaire bi di ñëw danañu yaakaar ne du am yëngu-yëngu su boobaa dana nekk un plan de résorption boo xam ne bi tamit ci benn at wala ñaari at lañ koy def incha allah. tout à fait fi nga jeexalee dafa am solo parce que Sénégal souvent observateurs yi dañuy ne depuis plus de 15 ans sax la ñuy wax léegi système bi dafay am crise yoo xamante ni c'est des crises à répétition gannaaw ren ji li ci am gis nañ ko taxawaay bi ci ministère am ak yenn ci ay bonne volonté ba ñu am benn dénouement heureux ci crise bi sauver année bi alors est-ce que tey jii ministre bi conscient ne ni enjeu bi il faut mu jël ko bien avant fas yéene lal ay waxtaan ak ay mécanismes yoo xamante ni école sénégalaise la ñuy sauver mais pas ay année chaque mais loolu moom moo tax président Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk a tëral mooy ñu def lal waxtaan ci mbirum njàng mi. mooy assises yi. waaw mooy assise éducation formation ci enseignement supérieur mu def ci concertation nationale ci avenir enseignement supérieur. ñun ñëpp amoon nañ ci yaakaar ci loolu. ni nga ko waxee xam nga su fekkee ne lu ëpp sax fukki at ak juróom peut-être même ñaar fukki at. peut-être même. pour ñu fàttali ko at boo xam ne bii toog nañu amul grève wala débrayage xëy na tout néew na xanaa daaw peut-être lañ koy wax loolu su amee xam nga kon aajuwul ci président de la République bu fi toog aajuwul ci ministre des finances aajuwul ci ministre de fonction publique donc ci système bi la suñu système éducatif loolu nag dafa laaj Sénégal ñun ñëpp mu nekk suñu ambition collective maanaam mu nekk bëgg boo xam ne bii ñun ñëpp a koy bëgg pour que ak lu mën a am ñu mën a toog waxtaan te ren ji gis nga ne depuis daaw ñi ngi def ay daje yoo xam ne dañ koy def ñun ministère ak syndicat yi balaa école di tijji danañu toog ñetti fan dem sali toog fa waxtaan weer wu jot ñu daje benn yoon ni ñu ko waxee woon daaw def nañ ko ren ji tamit ñi ngi koy def mais loolu teewul grève bi am parce que grève bi li ko laloon en réalité moo doon mbirum indemnité de logement suñu waxee suñu diggante ak yàlla wax dëgg problème indemnité de logement moo ko waraloon indemnité de logement nag dafa laaj gouvernement bi toog ci seen biir aajuwul rek ci ministère éducation nationale dafa laaj gouvernement bi toog seen biir ñu seet lan la suñu réew mën ak lu ñu mënul looloo tax mbir mi yàgg noonu mais su amul woon affaire indemnité de logement gaw ma ne grève bi dana am ren ji te dana tar ni mu taree donc xëy na mbir yooyu dañoo war nañu def ay mécanisme ak syndicats yi wax leen lu leer loo xam ne dañ ciy engagé wu te yaakaar nañu ak engagement yi gouvernement bi jël pour que fay indemnité de logement bi depuis octobre bi 2019 tamit ñu def leneen xëy na loolu dana may at yi di ñëw quand même suñu réew yaakaaraat am at mu dal mais daal loolu moom problème bu réy la ci suñu éducation nationale. mbirum jàng mu dal mi loolu mooy premier problème bi ñu war a régler. alors yaa ngi ko doon wax léegi éducation peut-être du mbiru acteurs yëpp. mbiru communauté bi yëpp la war a doon. alors ça veut dire que dafa am ñoo xam ne dañoo bokk ci communauté bi. te jëluñ seen loxo dugaluñ ci parce que bu ñuy wax parents d'élèves yaa ngi fii. jàngalekat yaa ngi fii élèves yi tamit ay intrants la ñu ngi ci biir. est-ce que dafa am maillon boo xam ne ci chaîne bi tamit peut-être liy wari garam daf ko deful carrément bañ mën a génn ci li ni mel. waaw xam nga éducation dañu war a je pense que benn ci yoon yi nga xam ne mooy may ëllëg suñu réew am jàmm ci système éducatif bi am dal mooy ñu bañ koo jël rek que ne wareefu gouvernement bi la bien sûr wareefam la waru gar la ci suñu sartu réew loolu la wax waaye éducation dafa am solo ba nga xam ne li tax ñu tuddee wuñ ko ministère instruction wala enseignement dañ ko tuddee ministère éducation nationale. waaw éducation dafay am ci école bi dafay am ci kër gi donc il faut que mu am lëkkaloo bu baax entre école bi ak waajur yi loolu nag ci suñu système éducatif am nañu ay association parents d'élèves yuy def liggéey bu mucc ayib ci kaw au niveau national waaye ni mu war a doxee waajur yi ni ñu waree dem ci école yi seet seen doom la ñuy jàng di waxtaan ak jàngalekat yi loolu dafa manqué ni ko waajuru école privée yi di defee suñu seen élèves résultats yi génnee ñu am seen bulletin de note dem toog ak jàngalkat bi waxtaan ak moom seet xale bi lan moo baaxul ci comportement am ainsi de suite loolu amul torop ci école publique même su fekkee ne am nañu association parents d'élèves au niveau national yoo xam ne ñi ngi def liggéey bu mucc ayib pour man loolu
su amoon dana am lu muy yokk ci ndalu jàng mi. ñaareel bi su fekkoon ne tamit ñi nga xam ne jàngee nañu ci benn école ba tey jii nekk ay kilifa ñuy wax ancien élève d'une école ñi ngi doon organiser wu du dem ci seen école di wax ak jàngalekat yi di wax ak waajur yi di wax ak élèves yi loolu tamit am na lu muy indi maanaam daal li ma bëgg a wax mooy li ñuy wax école de la communauté pour la communauté par la communauté loolu xaw naa manqué trop te loolu pour man luy doxal jàngu Sénégal la mooy que ñi nga xam ne yëpp ñoo séq école bi dugg ci bañ a bàyyi rek benn face à face entre gouvernement ak syndicat mais ñu jàpp ne ñun ñëpp ñoo moom école Sénégal. parce que souvent aussi parents d'élèves yi bu ñu leen di dégg ñuy wax crise bi moo endémique ñu génn wax ne suñu doom bi dañoo bëgg a jàng ak yooyu mais aussi est-ce que implication bu war am na c'est vrai que am na ay kuréel association yi ngay wax ay FENAPES ak yooyu noonu am nañ mais man li ma naan le bas peuple le vrai parent d'élève bi nga xamante ni moo am doomam bi nekk ci école privée bi wala école publique bi mu war ko yóbbu di ko surveiller xam fu bulletin de note am toll est-ce que ñooñu seen warugar dëgg tey jii ñu ngi leen ci impliqué bañ war ko mën a def waaw loolu moom laa lay wax ne manqué na ci biir école bi maanaam mu am benn école tout tànk wala mu am collège wala lycée professeur bi wala directeur proviseur bi wala principal bi wala directeur bi wala enseignant bi bëgg rencontrer parents yi parce que école privée yi boo fa demee pour nga jël sa bulletin doom obligation la yow sa bopp parent d'élève bi nga déplacé wu ñëw ba ci école loolu moom laa lay wax ne moom moo manqué ci école publique c'est-à-dire que ñu bari dañuy jël seen doom yóbbu ko ci école bi mais après dootuñu ci niñ ci war a taxawee duñ ko taxawee loolu dafa manqué donc dafa am solo waajur yi même su fekkee ne jàngoo français parce que man seetlu naa ne te études yu bari au plan mondial wane na ko même waajur bi su fekkee ne jàngul français kàllaama bi ñu jàng école su fekkee ne montré na intérêt rek wane na intérêt xale bi li muy jàng loolu day nekk motivation pour xale bi su ñëwee mu koy laaj lan ngeen jàng tey wala dara wala danaa seeti sa maître ndax yaa ngi yaru classe wala dara loolu dafa am li muy indi ci considération xale bi day sentir ne parent am na considération ci li muy def nit ki sax su liggéey nii nekk mag kilifaam su fekkee ne yenn saa yi mi ngi ñëw di xool lan lay liggéey di ko encourager dana am lu muy indi ci moom sàkkantuma laa nag xale bi donc loolu moom dafa manqué ci suñu taxawaayu waajur yi ni ñu ko war a taxawee ci école bi surtout école publique école privée moom am na fa en général parce que yenn saa yi dañ lay wax ne pour ñu jox la bulletin bi il faut que sa parent ñëw toog ak jàngalekat bi ñu wax ko ainsi de suite loolu tamit dañ ko war a def ci suñu école et parents yi waajur yi ci boppam dañuy war a dem yenn saa yi di daje ak maître bi sama doom nan lay toogee classe nan la mel est-ce que yaru na est-ce que nan la ñu boolee ñun suñuy taxawaayu ci xale bi pour seet nan lay doxee loolu suñ ko defee dana am solo trop ci suñu njàng mi. xanaa boobu dafa fekk parents yi dañoo gëm ne dañoo am une école au Sénégal et non pas une école sénégalaise fii ci biir réew mi. waaw mais loolu yëpp xam nga moom laa lay wax ne xale bi même parent bi su fekkee ne du nasaraan lay jàng dana ko mën a dana am lu muy yëg. su fekkee ne papaam ak yaayam wala ki ko yore wane na ne mi ngi wane taxawaay ci li nga xam ne moom la xale bi nekk intérêt ci loolu beneen bi mooy leneen li nga wax mooy ndax am nañu école boo xam ne bi méngoo na ak suñu société loolu ci ministère éducation nationale ci ndigalu président Macky Sall ci vision am na lu ñu ci def benn ci dogal yi mu jëloon bi ñu paree assise nationale de l'éducation maanaam dafa waxoon ne nañu seet na la ñuy dugalee kàllaama réew mi ci njàng mi loolu tey jii fi ma lay wax ci ay région yu mel ni région de Diourbel région de Fatick région de Kaolack Matam jël nañu benn projet boo xam ne bii dañuy dugal kàllaama réew mi ci xale tout tànk yi suñu commencé di jàng maanaam suñuy ijji di liifantu di boole ñu commencé ko d'abord ci kàllaama réew bi ñu gis ne loolu suñ ko defee ci kàllaama réew mi dana am lu muy yombal pour ëllëg ñu mën a ijji liifantu boole ci français bi nga xam ne moom la ñuy jàng loolu donc dafay méngoo ak loolu ngay wax ne gisuñu problème rek mu toog nii ne xëj na école bi am na lu mu méngoowul ak suñu société ñu toog di ko seetaan waaye am na ay jéego yu ñu ci def pour saafara ko. alors mooy fàttali internautes yi ñuy seetaan ñu ngi dalal ci seen numéro yes en ligne bi Serigne Mbaye Thiam di ministre de l'éducation nationale bokk ci kàngamu politique yi nekk ci parti socialiste bi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar alors monsieur le ministre alors est-ce que gëm nga ni à partir d'aujourd'hui ci année bii nii
dinañ gën a gis moins de perturbation ci année yi di ñëw parce que aussi ren je crois que ni lu bëri feeñ na. te tamit ay dogal yu bëri yoo xamante ni génn na ba président de la république sax dugal ci loxoom. est-ce que mun nga xaw a dalal xel yi ne gëm nga ni ak année yi di ñëw vraiment moins de perturbation dañ ko gis ci année bi. waaw am naa yaakaar bu baax ak grève bi passé ni mu duggee ci xelu nit ñi ak ci xolu nit ñi muy jàngalekat yi muy waajur yi muy gouvernement bi muy administration muy ñu ci yëngatu yëpp ku ci nekk da nga xool sa bopp suñ ci jógee te man daal am naa yaakaar ne ñaari atu scolaire yi ñu ñëw perturbation du am ci système éducatif bi parce que gouvernement bi dana taxaw ci li mu war a def parce que lu ñu signé ci kanam premier ministre yëpp toog war nañ cee taxaw pour loolu yëpp am jàngalekat yi tamit defe naa ne gis nañ ne grève bi ni mu am ci école publique su fekkee ne ci at yi di ñëw amaan na fi dana am lu bari lu muy wàññi ci njàngum Sénégal donc man yaakaar naa ne ñaari at scolaire yii di ñëw grève moom du am ci système éducatif mais nag sama yéene mooy ñu passé ñaari at wala ñetti at sans grève sama yéene mooy ñu toog lu mat ay fukki at wala dara wala lu ko ëpp sax loo xam ne du am grève parce que loolu mooy la norme waaw la norme warul la nekk grève at mu jot ñu koy xaar. tout à fait alors lan mooy tey ji relation bu ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam ak syndicalistes yi surtout ban relation ngeen am. non ñi ngi daje parce que xam nga nit moom ku ci nekk dafa am sa waar boo xam ne da nga koy bay ci responsabilité yi ngi la dénk ñoom dañ leen a dénk responsabilité ñu taxawal fi jàngalekat yi donc jaadu na ñoom ñuy am ay revendications am ay préoccupations am ay soxla di ko wax ministère bi di ko wax gouvernement loolu jaadu na kenn mënu leen cee ŋàññi mais gouvernement bi tamit dafa taxawaay boo xam ne bii lépp lu muy def dafay seet Sénégal yépp essayer leen def tout pour yemale leen donc loolu aussi moo tax gouvernement bi am yenn wax yi ak ñoom mais suñu jógee ci loolu ñoom ñu reconnaître ne lii moo war a nekk taxawaayu gouvernement bi gouvernement bi tamit reconnaître ne ñoom taxawaay bi ñu war a am dañ ko war a am pour di saytu ak di défendre intérêt yi ñu leen dénk mais su boobaa dana biñ ci jógee ci grève bi de réunion yu ñuy def at mu jot weer bu jot talaata bu njëkk bi commencé nañu di ko defaat di toog di waxtaan ci problème yi ñu am di ko régler loolu la ñuy continuer di def. alors ba léegi ci wàllu éducation gis nañ ne au-delà de grève yi ngeen di jéem a aar ak yooyu noonu yéen a ngi doxal seen programme gis nañ la fi bu yàggul demoon nga Diourbel ak benn programme bu am importance bi nga xamante ni vraiment c'est pour quand même assurer la gestion du personnel enseignant ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci monde éducatif bi est-ce que mën nañ ci xam lan la wundu projet boobu noonu. waaw loolu li tax ñu def ko mooy li ñuy wax SIMEN système d'information et de management de l'éducation nationale te fi ñu ciy duggee mooy li ñuy wax IEN identifiant de l'éducation nationale maanaam képp koo xam ne kii yaa ngi ci éducation nationale du jàngalekat bi rek parce que boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoom la ñu xamoon ci système informatique wu éducation moo doon jàngalekat bi ci Mirador ak ci FinPronet ak yeneen yoo xam ne ñoom defoon nañ leen mais amuñu woon benn système boo xam ne bii élève bu Sénégal bu nekk yaa ngi ci biir système informatique wu ministère de l'éducation nationale amuñu woon système boo xam ne bii waajur boo xam ne bii am nga doom mu nekk ci école yi danañu am sa répondant ci biir système bi donc loolu d'abord mooy yematuñ ci jàngalekat bi système boobu dafay ëmb élèves yi dafay ëmb tamit waajur yi ñaareel bi mooy avant dañoo amoon ay application li ñuy wax logiciel yoo xam ne bu ci nekk da nga doon dox te doo wax ak sa morom ñu am fii Mirador nga xam ne mooy saytu jàngalekat yi seen carrière ak ñu am FinPronet mooy affaire u payer corps émergent yi ak salaire yi di gérer examen yi ñu am Planète muy gérer emploi du temps yi ak yeneen bu ci nekk mën nañoo wax ne dañ daan jël jàngalekat bi dugal ko ci bii ba pare jëlaat matriculum dugal ko ci bële ba di ko dugal ci bële léegi nag dañuy am benn système boo xam ne bii daf leen di lëkkaloo ñoom ñëpp maanaam daf leen di fédérer intégrer leen ñoom mooy SIMEN bi nga xam ne jàngalekat bi su duggee dafay am li ñuy wax identifiant de l'éducation nationale
képp ku nekk ci ministère bi da ngay am benn adresse internet boo xam ne bii day nekk par exemple sa tur ñu def benn point def sa sant def éducation nationale point sn. xam nga kon beneen professeur su bëggee wax ak beneen professeur jarul sax muy essayer xam nan la biddee internet mën na ko yónnee message te nekkul rek pour saytu ñi fiy liggéey maanaam keroog ci Diourbel benn professeur wane na ne moom ak système bi mu am ay élèves am suñ ci duggee mën naa nekk këram sax wala mën naa nekk vacances sax yónnee leen ay devoirs scolaires ñu def ko. élèves yi su ñu defee devoirs scolaires yi moom gis na ko benn jàngalekat boo xam ne bii. mi ngi yore par exemple nekk professeur u mathématique wala professeur u science physique professeur mathématique yi nekk Sénégal yëpp mën nañoo def benn groupe ci système bi di échanger ay support pédagogique ci seen biir di échanger nan la ñuy defee seen cours di échanger seen i support de cours donc loolu yëpp dafa am solo pour saytu njàng mi. bés bu ñu yeggee ba nga xam ne parent bi nga xam ne tamit bindu na enseignant bi su programmer devoir ci système bi parent bi dana ko gis. ne sama doom bés bi am na devoir su jëlee note bi saisir ko parent bi dana ko gis daal di ne sama note bi devoir bii mu doon def lii la ci am wala doom ji su fekkee ne absenté na chef d'établissement bi su ko dugalee moom dana gis ne tey jii doomam demul école donc dafa passé rek affaire u géru jàngalekat yi. mais benn système bu ambitieux la et puis beneen bi mooy examen professionnel li ñuy wax ay CAP ñi ngi saytu ñi ngi saytu nan lañ koy def pour mu gën a gaaw parce que jàngalekat yi dañ doon wax ne loolu dafay yéex loolu par exemple su amee inspecteur bi ak directeur bi ak enseignant bi nga xam ne dem nañuy dem inspecter beneen enseignant pour mu am CAP wala CAP ñoom à la limite école bi ñu koy inspecter su amee internet foofu mën nañ faa saisir seen rapport direction examen concours gis ko daal di génne tout de suite décision yi pour ñooñu am seen admissibilité seen arrêté donc loolu yëpp yoo xam ne yi ñu ngi ciy liggéey la projet boo xam ne bii depuis pratiquement ñaari at léegi tey muy mat ñaari at ñu ngi ciy liggéey ñu ngi commencé li ñuy ñaan rek mooy jàngalekat yëpp nañu dem bindu ci chef d'établissement yi nañu dem valider leen parce que jàngalekat bi su bindoo kii kilifaam moo koy valider su ko valider ci lay jot message bi élève bi tamit su bindoo jàngalekatam moo ko war a valider. te loolu dana am lu bari lu muy jural ci système éducatif bi xale bi nag su bindoo rek moom def coordonnées parents loolu lay def système bi yónnee directement benn message parents pour ne ko yow tamit mën ngaa accéder ci système bi. voilà dernière question bu ñu jeexalee ci volet éducation bi mooy récemment gis nañ la fi Gambie. nga ànd ak benn délégation bu mag jaar Kaolack ak inspectrice d'académie beeg délégation ngeen dem Kaolack une façon def benn diagnostic ci école sénégalaise yi nga xamante ni ñu nekk foofu noonu d'abord lan moo doon objectif voyage boobu noonu nga defoon foofu. waaw li ko waral mooy fukki fan ak ñett ci mois de mars 2018 président de la République ci conseil présidentiel sénégalo-gambien bi dafa demoon Gambie bi mu demee mu daje fa ak doomu Sénégal yi nekk foofu doomu Sénégal yi jooytul ko situation école Sénégal yi nga ne xam ne ñoo nekk Gambie ma wax ne école yooyu ci njëlbeen gi biñ koy taxawal boobu ay école yu gouvernement Sénégal moomoon la di fa yóbbu jàngalekat ci 1993 94 95 boobu la ñu gouvernement Sénégal génne woon loxoom ci école yi bi mu ko génnee nag léegi sénégalais yi nekk Gambie ñoom jël ko comme ay école communautaire maanaam école privée yoo xam ne yii waajur yi dañ doon fay école bi sax am na ay fukki réew ak juróom yoo xam ne yi ña nga fa du sénégalais rek ñoo fa nekk école panafricaine waaw école panafricaine et même multinationale parce que ay libanais ña nga fa ay français ña nga fa anglophones ñu ngi fa ña nga fa ay ghanéens ay nigériens Côte d'Ivoire Mali français libanais ñëpp a nga fa donc xale yi doon fay mais gouvernement Sénégal daf doon continuer dafa yóbbu ay jàngalekat situation boobu dafa doyoon waar parce que gouvernement Sénégal amul politique gu dem ubbi ay école publique ci yeneen réew waaye Gambie ni mu jegeñee Sénégal looloo tax xëy na président de la République daal di nañu def ba nga xam ne léegi doomu Sénégal yi nekk foofu dañuy jàng ci école yooyu comme école publique donc première chose bi ñuy régler mooy régler statut école yi ñu nekk école publique su ñu nekkee école publique nag su boobaa statut jàngalekat yi fa nekk danañ ko régler qualité enseignement bi Sénégal yi fa nekk ñoom dootuñu fay xëy na yeneen nationalité yi ñoom su boobaa danañu fay participer ci école bi mais Sénégal yi fa nekk dootuñu fay ci loolu la ñu nekk gis nañ ne tamit
école yi dafa laajaat am na ci sax boo xam ne bi nekk tubaab bu kóróot dañ ko war a tabaxaat moom. dañoo war a daaneel bâtiment yépp tabaxaat ko. loolu incha allah danañ ci waxtaan ak ñoom def ko liñ ci war a waxtaan ak nguuru Gambie ñu waxtaan ak ñoom te li ñu bëgg à terme mooy école yi nekk ay école sénégalo-gambienne. yoo xam ni à la limite dafay nekk programme sénégalais programme gambien ay sénégalais mën faa dugg ay gambien mën faa dugg ay élèves bilingues anglais français aussi mën faa génn loolu daal la ñu waxtaan te loolu waxtaan nañ ci ak suñu naataangoo bi yore njàng mi Gambie ñoom tamit d'accord nañu ci loolu nee na suñ ko defee lu rafet lay doon te loolu day gën a dëgëral rek coopération ak ëllëgu Sénégal ak Gambie suñu mënee am ay doom yoo xam ne ñoo bokk ci même école yi di fa jàng. tout à fait alors monsieur le ministre gannaaw ministre bi nga doon kàngam nga ci parti socialiste bokk ci cadre yi lan moo di situation bi parti bi actuellement fan la toll. waaw fi mu nekk nii parti socialiste fi mu toll mooy depuis ñetti weer à peu près ñi ngi jaay suñuy carte mooy que ne parti socialiste bu passage dama koy wax bokk na ci parti yi néew. nga xam ne ab diir su jotee da nga dégg ñu ne jaay nañu carte yeesal nañu seeni kuréel jaay carte bi mooy jiitu yeesal kuréel yi maanaam li ñuy wax renouvellement te njaayum carte mi dafa am kéemtaan bu ci xew mooy d'abord njëgu carte bi jëlee nañ ko ñeent fukk yóbbu ko téeméer ñun ñëpp ñu doon ragal ne suñ ko yóbboo téeméer xëy na ñu bari duñ ko jënd waaye gis nañ ne que te njaayum carte mi bépp responsable bu nekk ci section wala coordination boo xam ne bii ñëw nga verser njëgu carte dafay ànd ak liste booy joxe ne ñii ñoo jënd carte yi maanaam joxe turam joxe santam joxe numéro carte d'identité am joxe numéro carte d'électeur am joxe ci ban commune la nekk joxe numéro téléphone am xam nga loolu li muy wone mooy que ne lu leer la ñu bëgguñu rek ñu naan parti socialiste jaay na tant de cartes te loolu mu nekk compétition rek entre les responsables pour ëllëg jël coordination yi waaye dañoo bëgg ay militants yu réel te loolu bi ñu ko defee gis nañ ne ñetti weer yi lim bi nga xam ne am nañ ko ci carte ñu jaayagum moo weesu fuuf liñ daan am ci ñetti weer après ci njaayum carte ren ji mën nañoo wax ne téeméeri carte yoo xam ne yi génne woon ko lu mat fanweer ak lu topp déjà jaay nañ ko nit ñi jënd ko mu ay liste yoo xam ne yi dañ ko def te loolu masuñoo jaay carte ci renouvellement yi passé yoo xam ne yi jaay nañu ñetti weer yegg ci lim boobu nga xam ne jënd nañ ko ci carte. yaa ngi wax renouvellement di yeesal kuréel yi kon mun nañ xaar ngeen dem congrès balaa élection yi. waaw incha allah danañu dem congrès parce que li ñu bëgg rek mooy sax circulaire bi nga xam ne mooy wax affaire renouvellement yi maanaam yeesal yi ñi ngi ciy waxtaan fi mu nekk nii ñi ngi koy circulariser ci biir responsable yi ku ci nekk wax ci sa xalaat balaa nga xam ne danañ ko adopté suñ ko adopté rek su boobaa am na ay coordination yoo xam ne yi ñoom carte yi ñu leen joxoon lu mat téeméer juróom-ñeent fukki yi jaay nañ ko ba pare ñii juróom-ñett fukki yi jaay nañ ko ba pare ñooñu xam naa dañ leen autoriser comme ça ñu commencé renouvellement yi. suñu commencé renouvellement yi xëy na loolu dana entraîner yeneen coordination yi tamit ñu renouveler suñu defee renouvellement yi ba pare rek li ci des mooy dem congrès. alors bu su congrès bi Serigne Mbaye Thiam ngir wutu Tanor bu ko parti bi laajee est-ce que noppi nga. xam nga man lan laa mës a wax ci sama àddina te moom moo feeñ ci sama taxawin ci wetu Ousmane Tanor Dieng ak samay camarades ba léegi. amul dara loo xam ne lii fees na sama bët dinaa ko xëccoo. amul dara loo xam ne lii aussi jombale naa ko sama bopp waaye li nga xam ne moom laa wax mooy sama camarades yi ma nekkal ci sama parti samay nawle lañu. bés bu ñu xalaatee ne lii mën naa ko yore ci parti bi sama waru gar ma nekk militant su parti socialiste mooy ma fekk leen ci loolu. waaye Serigne Mbaye Thiam du dugg ci loo xam ne lii dafay jaamaarloo ak Ousmane Tanor Dieng. wala di teqatal Ousmane Tanor Dieng ci loo xam ne li mi ngi koy defal ci parti bi donc lépp loo xam ne sama projet politique défiance antagonisme ak Ousmane Tanor Dieng bokku ci li ci bokk mooy moom mooy jiite parti bi su ko camarades yi óolee mu continuer parti bi samay camarades suñ mu óolee ak poste bu mën a doon man dinaa ci taxaw incha allah. mais nag jombalewuma sama bopp dara aussi teeluma nelaw. waaye du ma dugg ci loo xam ne lii dafay nekk antagonisme défiance vis-à-vis de Ousmane Tanor Dieng di jàmmaarloog moom di ko sama yar mayu ma ko sama ngor mayu ma ko ni nga xam ne moom laay ànd ak nit pour delloo ko njukkal loo xam ne lii moom am na ko ci sama trajectoire politique mayu ma def ko.
am na sénégalais yu naan dem élection présidentielle sans gis liste parti socialiste loolu lu kéemtaan la. waaw xam nga loolu ñi koy wax. mooy dañuy jàpp parti socialiste bi nga xam ne moo fi nekkoon 1960 1970 1900 dans les années 90 dans les années 80. mais politique c'est le sens du réel. parti socialiste boobu du moom moo am fi mu nekk nii donc à partir de ce moment là kenn du def politique ak sa xol. da nga koy def ak sa xel. la situation politique actuelle ak parti socialiste li war a nekk taxawaayam ci réew li war a nekk trajectoire am pour mu am yoon boo xam ne bii mooy gën a gaaw moom mu dellu si ci nguur est-ce que mooy nekk dans une situation jàmmarloo ak coalition Benno Bokk Yaakaar en 2019 ou bien dugg ci coalition boobu ba nga xam ne li muy ut mat na pour mu dellu si waat ci réew loolu rekk la. tekkiwul ne camarades yi nga xam ne dañoo xalaat ne at yi passé waru woon ñu am liste législative waruñu woon a am leneen ak leneen tekkiwul ne xale camarades yooyu dañoo fas yéene parti socialiste nekk ci ginnaaw parti dootul am benn ambition pour jël nguur gi. ambition bi ñu am pour dellu si ci nguur gi yore ko ambition boobu dara wàññiwu ci waaye nag dañoo jàpp ne ànd bi ñu ànd ak président Macky Sall d'abord ànd bu rafet la. parce que depuis 2012 ba léegi yées na ci Afrique nga gis coalition boo xam ne bii ak parti yu mag yu ko séq dem noonu ñu ànd ak moom ñu ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar élection locale 2014 référendum ñu ànd ak moom élection législative yu passé ñu ànd ak moom pendant juróomi at législature bii passé diggante 2012 ba 2017 ñu ànd ak ñoom suñuy député yi voté loi yi ñu fa voté ñu ñëw àndaat ak ñoom ci législature bi. premier ministre def déclaration de politique générale boo xam ne bii ñun d'accord nañ ci. nekk ci gouvernement bi éducation nationale pàcc bu mag la ci réew. ñu jox la ko pendant presque mandat président Macky Sall yëpp nga yore ko. après nga bëgg a taxaw ne kii li mu doon def baaxul kii li mu doon def baaxul. vous êtes comptable du bilan. donc waaw on est comptable du bilan on est comptable du bilan donc man. pour le moment xam nga parti socialiste kuréelam dajeegul donc damay respecter sama camarades yi nekk ci Sénégal yépp ku ci nekk mën nga am sa xalaat waaye de bés boo xam ne bii waxtaan bi am nañ ko ci parti socialiste Serigne Mbaye Thiam moom li nekk taxawaayam li nga xam ne moom lay wax ni lii lañu war a def mooy li cohérent li nekk ngor en plus mooy ñu ànd ak président Macky Sall loolu tekkiwul nag ne parti socialiste bëggutu la dellu ci réew mi mais pour jiite réew mi ambition boobu ça reste intact mais yoon bi ñu koy afee mooy ànd ak président Macky Sall 2019 man loolu mooy sama yaakaar loolu mooy sama xalaat en tout cas. monsieur le ministre émission bi jeex na lan mooy sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy rafetlu invitation bi rek di baalu àq nag bépp sénégalais ak ku dul sénégalais sax koo xam ne kii doon nga ko seetaan dégg ci loo xam ne lii xëj na xaw naa ñagas ci yow. wala loo xam ne lii yow gis nga ci sa bopp ne dañ la cee attaqué di leen gërëm donc di leen sant. absolument mu doon Serigne Mbaye Thiam di ministre de l'éducation nationale bokk ci kàngamu politique yi nekk ci parti socialiste ñu ko doon dalal ci seen numéro yu yees bu en ligne di leen gërëm di leen sant jox leen dig daje beneen yoon ak beneen homme politique homme religieux wala képp kuy porteur de voix ci biir réew mi d'ici là comme ni ma koy waxee rek portez-vous bien en compagnie des programmes de Dakaractu TV jërëjëf.